ginnaaw ab waxtaan bu ñu amaloon ak médecin chef bu district sanitaire bu Richard Toll ngir waxtaanee tolluwaayu mbas mi moom mi lee di sensibiliser nit ñi ci takkum masque yi ci noonu tamit soññ na population bi ci ñu dem bindu ji ngir jël vaccin yi ci bërëbu fajukaay yi mën a aar seen bopp ci jàngoro bii di coronavirus ci noonu dékkoon nañ ko sunu micro ci teewaayu Bakay Mbaye. ci troisième vague bi nga xam ne moom la ñu nekk di dund depuis le 2 juillet maanaam ñaari fan ci weer wi gis nañ ne commencé woon nañu am ay ñetti cas ba léegi nag fi mu toll nii presque bés bu ne danañ am fukki cas yoo xam ne dañu leen confirmé booy xool depuis boobu ba léegi le 2 ba léegi ñoo ngi ci téeméeru cas ak ñeent mais nag booy xool depuis début épidémie bi ba léegi pandémie bi ba léegi depuis le mois de mars 2020 ñoo ngi ci 492 cas. maanaam juróomi téeméer yu manqué juróom-ñetti cas yoo xam ne moom lañ enregistré ci district bi ci loolu nag am na ñoo xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan surtout ci deuxième vague bi mais troisième vague bi fu mu toll nii amaguñ ci benn décès yàlla ngi dimbale macha allah. maintenant ci loolu bu ñu commencé deuxième vague bi je pense que ci la vaccination yi commencé vaccin yi commencé ñëw amoon na vaccin yi ñëw ni ñuy wax Sinopharm ñu ko doon ñàkk maanaam agent de santé yi nga xam ne ñoom ñoo nekk en premier ligne dañ doon vaccination stratégie moo nekkoon vacciner les agents de première ligne. maanaam ñoo nekkoon ñi nga xam ne fajkat yi wala ñuy liggéey ci wàllu kër docteur bu ñu leen fajee bu ñu leen piqûre Sinopharm bi dañ leen joxaat deuxième dose après 3 semaines ci diggante bi loolu ñoo ngi ko tàmbale woon ci le 25 février 2021 bi passé ci diggante bi la AstraZeneca bi ñëw AstraZeneca bi aussi bu mu ñëwee tamit ñu commencé ko élargir mu amoon beneen cible boo xam ne dañ koo définiroon par le ministère de la santé et de l'action sociale mu ne ku am comorbidité maanaam mag wala nga am comorbidité maanaam juróom fukki at ak lu teg wala nga am comorbidité maanaam tension asthme diabète et cetera la war a vacciner ñu tàmbali loolu tam commencé ñàkk fii ci wàllu Richard Toll ak lu ko wër yëpp maanaam ci district bi. entre temps nag depuis barke démb recevoir nañ yeneen dose yoo xam ne dose Johnson nañ koy wax nga xam ne état Sénégal daf ko andi jëlee ko Amérique donc gouvernement Amérique moo ko jox état Sénégal ci loolu waa. pharmacie régionale d'approvisionnement jox ñu 1800 doses naa moom mooy junni ak juróom-ñetti téeméeru dose jot ko ñu ko jotee nag tàmbale nañ vaccination dañ ko jot rek ci suba sa tàmbale defe naa waaw bu ñu ko jotee ci bés ba sax lañ commencé vaccination donc lañ commencé vaccination parce que ñoo ngi ko jot démb ñu tàmbale vaccination bi def répartition bi jox ko poste yi yëpp parce que booy xool district sanitaire de Richard Toll dafa ŋànk ñaar fukki poste ak ñett ak ñaari centre de santé ku si nekk jox nañu sa wàll parce que en fonction de demande bi nga xam ne moom lañ doon recevoir comme information au niveau des postes loolu lañ def répartition ci loolu nag tàmbale nañ vaccination daanaka vaccin yi sax daanaka day jeex tey parce que démb rek vacciné nañ presque moitié 50% des vaccins defoon nañ ko tey booy xool suba ba léegi ñoo ngi vacciné donc population yi ñoo ngi daw si di ñëw ñàkku si Johnson bi nga xam ne moom lañu waaj jot xawoon na jafe nag commencement tàmbale bi bu ñuy njëkk a jot vaccin yi nga xam ne moo nekkoon Sinopharm bi ak AstraZeneca bi amoon na ay jafe-jafe mais si loolu dañ ci santaat di gërëm encore acteurs yëpp maanaam di gërëm waa Croix-Rouge di gërëm waa association des délégués de quartier bàjjenu gox yi acteurs communautaires yi ak ñi ñuy wax encore imam yi ak religieux yi parce que dañ leen woowoon fii partager ak ñoom la stratégie ñu nangu ko tamit porter ko def communication auprès des populations yëpp ñëw génn commencé vacciner booy xool ci région de Saint-Louis daanaka district yi ils sont nombre de 5 mais booy xool district Richard Toll moo ëppale woon si li mu vacciné donc ça veut dire population bi adhéré na loolu tamit bon xam naa dinañ si ñëwaat parce que amoon na ay jafe-jafe parce que am nañu jotoon benn dose di xaar seen dose ñu amoon rupture de vaccin mais yàlla def na si diggante bi démb dañ jotaat encore Johnson bi 1800 doses yi ma waxoon et commencé waat nañu vacciner tey population yaa ngi daw ñoo ngi laaj fu nekk am na poste yoo xam ne boo demee Njànge Njaw maanaam amatul vaccin nga dem Xuma amatul vaccin nga dem Galama rek vaccin yi jeex nañ donc dañuy ñaan nag amaat yeneen dose rapidement et puis pour maintenant combler le gap si loolu defe naa bu may door a dugg si bureau bi léegi gis naa jot naa benn mail boo xam ne moom may firndeel ne danaa jotaat encore 4000 doses donc tey mun naa ko enlever ji au plus tard demain de Sinopharm ak encore yeneen 1000 doses Johnson je pense que donc loolu danañu defar presque 2800 doses de vaccin booy xool si tàmbalee vaccination ba léegi jot nañu jot 4180 doses de Sinopharm te ñàkkoon nañ ko yëpp
maanaam am na ñu jël seen première dose ak seen deuxième mais am na ñu dese woon deuxième dose yu ñu war a jël donc je pense que suñu jotee deuxième dose suba yi dañu leen di ko jox. AstraZeneca bi amoon nañ 17 720 doses yoo xam ne jotoon nañ ko te loolu ñoo ngi si vacciné 16 000 et quelques doses et maintenant Johnson bi ñoo ngi jot 1800 ak peut-être les 1000 ça sera 2800 doses donc daal vaccination bi amul jafe-jafe fii au niveau de Richard Toll parce que population yi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp ñoo ngi koy laaj depuis léegi nag lu ñuy ñaan mooy doses yi nañu mat sëkk pour que population yi mën si gis seen bopp. ci première laaj bi laay wax parce que mooy thermoflash bi thermoflash en fait loolu politique bu yàgg la woon commencement ba tàmbale boobu sax ñëwaguma fii defe naa maa ngi woon Matam dañ doon ne pour dugg si benn zone dañuy war a xool sa température yaram bu weesoo nangam dañu war a defal test mais thermoflash du testé loolu na leer thermoflash bi mën naa am 38 degré fekk na aw ma sax lu ñuy wax Covid dafa ñu doon dimbale rek si orientation mais léegi nag affaire yi dafa évoluer parce que léegi li ñuy def mooy dañ ko def confirmation yàlla def na si région de Saint-Louis yëpp. centre de santé bu Richard Toll moo fi am laboratoire pour tester Covid donc ça veut dire que léegi jàngoro bi nekk na noo xamante ne même ñu ñuy test ñu ñuy gis si ñoom feebar bi duñ seen yaram du tàng donc boo defee thermoflash amatul njëriñ thermoflash moom amatul njëriñ mais nag lu am njëriñ mooy nga xàmme si ñi ràññee ko mën a def lu ñuy wax test te si loolu am na ñaari façon test léegi parce que bu njëkk dafa am test PCR mooy test de confirmation te boobu Richard Toll rek moo ko amoon parce que Saint da doon envoyé fii Dagana di envoyé Podor ak Pété voire même Kër Momar Sarr da doon yónnee fii ñu leen di defal test chaque ngoon ñu envoyé résultat yi si laboratoire bi ñoom tam dañ leen di jaajëfal parce que vraiment sonn nañ trop si liggéey bi. si loolu depuis fan yi depuis démb recevoir nañ encore lu ñuy wax ay TDR test de diagnostic rapide maanaam mun nga parce que bu njëkk da nga doon def PCR bi soo defee laboratoire di nga xaar peut-être mun nga xaar 24 heures pour nga jot say résultats ñun nag dañ doon def tout pour que au jour le jour nañ jot résultat bi mais mun na yéex tard le soir heure yi lañ ko doon faral di jot. mais léegi soo amee TDR yi test diagnostic rapide bi boo testé léegi boo xoolee 15 minutes après di nga mën a am say résultats comme genre yi lay xaw a mel quoi comme nii lay mel mais dafa am nu ñu koy defee donc léegi am na distribué nañ ko si poste yi yëpp poste boo dem boo nekkee cas suspect jarul sax ñuy def ay thermoflash ak yooyu dañ lay testé ñu xool su positifé da nga am Covid ñu commencé na defal traitement bu négatifé tamit du éliminer Covid da nga am Covid da ngay def ay argument maanaam dafa am ay signes yoo xam ne bu si bokkee. mën nga ne kii kat ba léegi dafa dute man damay prélever ma yóbbu laboratoire bi pour ñu confirmer ko donc si wàllu woowu daal loolu la mais thermoflash bi léegi amatul vraiment njëriñ amatul sens. léegi maa ngi ñëw si oxygène bi fii centre de santé Richard Toll amul oxygène lu ñu am lu ñu extracteur d'oxygène lay am machine yooyu ça coûte 1 million ak tuuti te loolu seen maximum lu muy joxe si oxygène 5 litres par minute la alors que oxygène normal dañ koy installé dañuy wax oxygène mural da ngay def si maanaam lal bu nekk mu am matériel bi nga koy si télé bi nit ki dana dem ba soxla 50 litres par minute wala mu soxla au delà mais nag au niveau de l'hôpital de Richard Toll maanaam EPS bi hôpital Gaïa ñoom am nañ dañuy produire de l'oxygène mais dafa yéex ñu produire de l'oxygène ils sont obligés di nga andi sa bonbonne man damay yóbbu sama bonbonne de gaz ñu chargel ma mais des fois charge bi dafay yéex trop gaawul donc apparemment on n'a pas suffisamment de l'oxygène amuñ oxygène mais si lu ñu am dañ koy partagé si loolu aussi booy xool am na yeneen partenaires yoo xam ne dañu ñëw di liggéey ak district yi mais district dafay fay mooy extracteurs yu ñuy utiliser noonu malgré dañ koy jox malade yi gratuitement mais district dafay obligé di ko fay day obligé di fay partenaire lu ñu accès oxygène da nga koy dégg très souvent ñu koy wax. que doo ciblé par exemple une structure mais booy xool. mun nañ def lu ñuy wax cartographie des cas xam nañ cas bu nekk fan la jógee man boog yor naa ko sama machine parce que fu nekk chaque jour mun naa xam ne bërëb sàngam kër diw la wala bërëb sàngam am na tant de cas mais booy xool de façon globale parce que même ñuy liggéey si yenn entreprises yi ils sont dans les quartiers dëkkuñ si entreprise bi très souvent même bu ñu feebaree ñoo ngi si quartier yi di wàllu peut-être ñeneen ñi mais booy xool sonal lu ñu sonal nañ ñu mais peut-être c'est des agents c'est des travailleurs. yàlla def na tamit ñun tamit dañu développé beneen stratégie parce que agent booy xool entreprise yu bëri fi nekk surtout la compagnie sucrière dimbale nañ leen si ay vaccin parce que man dama ko def sama politique intégré nañ leen jox leen vaccin ñu vacciner seen nit et ñoo ngi continuer di vacciner tey rek naa leen joxaat encore presque 2000 doses de Sinopharm pour les agents donc ça c'est l'état du Sénégal parce que ñun ñoo ŋànk tout ce qui est santé au niveau de la zone même hôpital sax ñun ñoo leen di kii donc ce qui fait que ñoom mënuñ am deux santé à part c'est-à-dire compagnie sucrière mënu def vaccin boppam obligatoirement dañuy jaar suñu jox leen vaccin itam ñu koy suivre
je pense parce que loolu moo gën parce que ñoom lu ñu yor si ay travailleurs bëri na booy xool 8000 travailleurs ñoo ngi liggéey si par exemple au niveau de la compagnie wala plus soo leen vacciné wul tam da ngay sonal sa bopp parce que ñoo ngi si biir quartier yi dañ risque de contaminer encore les populations moo tax ñun dañu jiitu si loolu booy xool West Africa Pharma wala SCN ñoom ñëpp dañ leen intégré si vaccination bi am na nag ay cas si société boo dem que ça soit SCL WAF wala kii waaw loolu tamit dañ koy def coordination avec les médecins qui sont là-bas on les traite su amee ay difficulté dañ koy envoyé fii. waaw ñetti vaccin yooyu pour le moment am na yeneen façon vaccin am na Pfizer am na Moderna am na yeneen mais vaccin yoo xam ne dañ leen homologué la parce que OMS dafa nangu bu ko nanguwul du dugg Sénégal parce que Sénégal aussi dafa am lu ñuy wax ñoo xam ne dafa am structure boo xam ne mooy réguler tout ce qui est vaccin tout ce qui est médicament luy dugg fii dans la structure donc je pense que saytu nañ ko xool ko. jàngat nañ ko xam nañ vaccin bu nekk lan mooy effet secondaire lan mooy efficacité am mais booy xool Johnson bi efficacité bi dafay varier mën na dem ay 86% voire même 90% d'efficacité donc vaccin yooyu yëpp jàngat nañ ko amul benn jafe-jafe parce que lu ñu ci doon wax nag début bi xawoon na yàq vaccination yi ñu ko doon wax yëpp defe naa déggatoo leen ñuy wax ci télé bi wala ñuy wax ci rajo bi parce que dañu doon vaccin bi boo ko jëlee da ngay dee man mii di wax ak yéen maa njëkk a jël dose Sinopharm fii te maa ngi taxaw am nañu jël AstraZeneca gisuma ci kenn ku ci décédé au contraire am efficace na si lu ma gis mais tam du tere ne vacciné du tax nga bañ a am jàngoro bi xëy na boo amee jàngoro bi du tëral wala du la sonal du la defal cas grave parce que avant dañu doon gis ne y'avait beaucoup de cas grave comme ni ñu koy waxee première vague bi metti woon na parce que y'avait moins de cas parce que dañu doon door a démarrer boo xoolee Sénégal ay ñaari cas ñetti cas lañ doon wax deuxième vague ñu commencé encore contamination bi commencé bëri parce que xëy na nit ñi gëmoon nañ gëmuñ. Bon, après deuxième vague, les gens dañuy bàyyeeku waat encore première vague dañu commencé bàyyeeku deuxième vague ñu commencé waat bàyyeeku ñenn ñi vacciné ñenn ñi vacciné wul variant yi nag day fay changé bu nekk ak nu muy ñëwee mais bii dañu fa gën a gaaw ci contamination te booy xool bàyyiwul kenn mais rawatina xale yi nga xam ne xale yu ndaw yi parce que booy xool première vague bi xale yi du leen doon dal mais su leen daleen sax duñ ko doon sentir mais léegi da nga gis xale yoo xam ne dañ ciy tëdd donc loolu mooy wane ne variant bi am na doole trop parce que en l'espace de moins de 1 mois on a enregistré 104 cas suñu dépisté woon encore plus peut-être dinañ gis encore plus donc malade yi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir rek la mais xëy na mun na weesu loolu mais vaccin yi daal ñett yooyu la ñu yoragum fukk doon ni te ñett yooyu ñoo ngi koy vacciné gisaguñ ci benn jafe-jafe. waaw loolu moom dañ koy faral di posé mais si lu ñu wax études yu ñu montré dañu wone parce que donc jàngoro corona moom dafa bëri soppeeku tey mën nga wax li suba ñëwaat ñu waxaat leneen amoon na jamono ñu naan bu leen takk masque baaxul ak nangam ñu demee jékki-jékki ne takkal masque. mais pour le moment dañu ne dose bi nga jël vaccin bi nga jël type de vaccin bi nga jël moom ngay continuer bu amul da ngay toog xaar man mii par exemple tey mënoon jël naa sama ñaar dose ba pare xëy na Johnson ñëw na mën naa daw ne xaaral ma jël beneen dose Johnson mais dañu ne am études yi wane wuñ ne efficacité bi wala wane wuñ effet secondaire parce que xamuloo bu nga ko jël nga jaar fa faatu donc je pense que boo jëlee say jël benn dose jàppal sa benn dose boobu noonu bu amul deuxième dose même bu nekkee par exemple AstraZeneca bi su dee sa deuxième dose jotagoo ko plus muy gën a yàgg plus encore système immunitaire day gën a renforcer wu donc jarul ñuy ragal nañu xaar dose bi ngay jël mënoo ko méngaleeg beneen dose mënul nekk donc AstraZeneca la Johnson benn dose kese la bu ñu la ko piqûree jeex na say te booy xool amul contre indication parce que bu njëkk dañ daan naan balaa ngay vacciné wu même boo amee corona da ngay xaaraat 3 mois da ngay vacciné wu mais loolu la dindi nañ ko léegi même boo amee corona boo wéree suba mën nga vacciné wu kooku du problème. même jigéen warul ba sax mën naa vacciné wu kooku médecin bi mooy apprécier. non xale yi dañ ne 18 ans jëm kaw maanaam fukki at ak juróom-ñett jëm kaw bu ko gënee néew du kenn du ko ñàkk loolu infirmier wax nañ leen ko. leen lu si topp nag moom confinement bi de jamono la woon rek xam nga affaire bi day dox léegi dañu am sax beneen stratégie bu ñuy def lu ñu gënal mooy ki nga xam ne dafa feebar mu door a dem si dispensaire bi ko gën a jege ñu dépister ko tester ko moo gën a wóor parce que toog sa kër aussi ba nga xam ne da ngay nekk forme grave di yor daw si dafay métti trop parce que fii. du centre de traitement pour le moment bien que dañuy jël en charge des cas parce que bu ñu amul place ndar dañuy obligé téye fi cas yi def nañ ko fi yàlla moom ñu si dimbale parce que boobu ba léegi xëy na amuñ fi ay ñoo xam dañ si génn seen dañuy ñàkk seen si wàllu yi mais lu may wax mooy dafa am Sénégal dafa def beneen stratégie parce que bu njëkk ñu testé woon nga positif dañ leen doon jël dugal la si oto yóbbu si lu ñuy wax centre de traitement des épidémies CTE poste entrée la foofu ñu dema dem moom yàgg ñu ne déedéet léegi nañ jël cas grave yi la ñuy entré yeneen cas simple ñu leen di traité à domicile loolu lañ doon wax prise en charge pecadome Covid maanaam prise en charge à domicile des cas de Covid moom moo waral bu ñu testé kenn mu positif dañuy évaluer ñu ne ko ndax xool ba xam ndax c'est un cas simple si nekkee cas simple dañ lay prodiguer
ay conseils takkal sa masque boo demee partager information bi ak sa famille jëlal say garab defal nii et cetera ñu continuer di suivre au téléphone ba nga xamante ne wër nga donc loolu moo tax léegi ñu bëri ñoo xam ne dañuy feebar dañu leen bàyyi àdduna parce que ñun jël yëpp dugal leen si centre de traitement yi centre de traitement yi ñu fay dugal léegi mooy ñi nga xam ne c'est des formes graves léegi nag ñooñu nag dañuy dimbale tamit suñu demee si kër yi tamit bañ a nekk ñoo xamante ne dañuy feebar di ko nëbb di wàll ñeneen ñi il faut ñuy communiquer avec seen famille dama feebar parce que Covid bii nekkul feebar boo xam ne c'est une maladie honteuse donc ñu ko am bëri nañ ay autorité am nañ ko ay personnalité am nañ ko ay sëriñ am nañ ko président de la république am nañ ko et cetera donc jarul nëbb boo ko amee da ngay dem ñu faj la jox la ay garab nga mun a tane si yàlla nangu lu ñuy def rek booy xool am nañ ci ñooy attente boo xamante ne xëy na suñ la waxee chiffre bi da ngay téye sa gémmiñ mais lu ñuy def rek dañu continuer toujours def plaidoyer pour que mën a am le nombre de doses possible mais nag doses yi aussi dañ koy répartir en fonction des régions parce que état bu jotee dafay joxe région bu nekk temps mais booy xool ñun dañuy siy beral loxo booy xool lu ñuy gën a jox si dose parce que ñun dañuy vacciner donc dañuy gën a jox dose parce que population yi bëgg nañ ko fi mu toll nii boo demoon sa quartier tey ñoo ngi lay topp ne la Ahmed man kat kañ laay vacciné wu ñu doon bañ démb ñoom ñoo nangu loolu nag c'est normal parce que nit ki tam boo xamul da ngay bañ mais boo demee ba commencé comprendre gis ne day bëri na tamit bon mën ngaa gën a góorgóorlu tamit pour si vaccination mais tamit ñàkku bi tamit muñ si yem rek dañ continuer tamit respecter les mesures barrières buñ ne ñàkku naa rek léegi jeex na wala ñàkku naa tamit feebar testé woon nañ ma Covid ma positif am naa ay signes man kat war ma woon am feebar rek nangam fépp si àdduna bi gis nañu ñàkku taxul nga bañ a am feebar bi tamit mais dana tax doo am forme grave boo xam daf lay faat donc loolu aussi il faut mu leer même booy feebar xëy na feebar bi du la yóbbu fenn parce que ñu gis nañ ko fi mu toll nii gis nañ fi am nañ ay quelques cas yoo xamante ne ñàkk woon nañ am nañ feebar bi mais yàlla def na en espace de 5 jours wër nañ wute nag ki nga xam ne ñàkkuwul parce que dañuy toog si moom bëri 2 semaines di faj di oxygéné di wut oxygène et cetera lu ñuy ñaan nag mooy que ñu jàpp lañu structure yu toll nii war nañ am oxygène maximum d'oxygène parce que sincèrement amuñu ko suffisamment ñoo ngi fi jël ay cas dañ fi jël par moment des cas graves actuellement je pense qu'on en avait 2 yàlla dimbali nañu si parce que ñenn ñi foogoon nañu sax kenn ki dana génn àdduna mais fi mu toll nii boo ko ne dama lay référé mu ne dematuma fenn fi laay toog parce que li ma fi gis la donc loolu nag njàmbaarte agent de santé yi nga xam ne ñoo fi nekk la parce que tamit yenn yi dañ koy ragal rek waaye jarul ragal parce que nous sommes des soldats de la santé donc soo si dee nga dee si xare moom defe naa du gàcce donc dañ leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñoom ñu gën a góorgóorlu encore gën a jël seen matuwaay pour yooyu bon signes yi moom day évoluer parce que bu njëkkaan dañ naan saqat fat ba léegi moo ngi am saqat fat yaram yi metti bopp yi metti comme grippe des fois nga tiché li mais des fois nga perte sa goût maanaam doo amati maanaam li nga doon lekk dootu saf dara wala li nga xet gi la doon xeeñ dootu la xeeñati dara donc yooyu yëpp c'est des signes wala yaram yi di metti dawal nga dem kat ci dispensaire bu la gën a jege ñu xool ba xam amoo doomu jàngoro bi wala déet léegi nag damay pour ma terminer pour di leen sant leen gërëm parce que média lii mooy rôle am je pense que lii dana tax population yi mën a comprendre lu ñuy def fii comprendre que aussi vaccin yi ñoo ngi fi nañu ñëw laaj même bu amul dañuy jël seen tur ñu xaar bu tekkee dose yi ñëw na ñu mun leen a continuer protéger parce que suñu sañoon daal mbas mi jóge fi di ñaan yàlla na fiy jóge di leen santaat di leen gërëm ci seen liggéey rafet na su ma limee damay juum je sais que les médias qui sont dans la localité ñoo ngi def liggéey bu mucc ayib ci wàllu xeex mbas mi continue leen di sensibiliser population yi ñeneen ñu takk seen masque vacciné wu et puis voilà ku am fukki at ak juróom-ñett jëm kaw mën nga ñàkku Johnson bi y a aucun problème je pense ñu koy ñàkk tamit yëpp mën nga ñàkk tamit gis sa yaram tuuti muy xaw a métti ak yooyu parce que loolu la piqûre moom bu ñu ko dugalee sa yaram des fois mu ànd ak bopp bi métti tànk yi métti mais loolu day jàll en message 24 heures mun na bàyyi moyen additionnel yoo xam ne yoon nañ mun a jàppale pour ci xeex bi parce que booy xool tamit xeex bi ñun nag ñoo si nekk fu mu toll nii soxla nañ oxygène soxla nañ ay masque soxla nañ gants soxla nañ et cetera donc soxla nañ beaucoup de matériel yoo xamante ne suñ ko mën a am tamit ku si mën a dimbale centre de santé wala hôpitaux yi tamit nañ jël parce que yéen ñi sax bu ngeen yëkkatee ne jënd nañ lii pour le district li ñu ciy def lu leen sant parce que ñun on est là pour les populations bien que dana metti trop ñu noppee ko mais ñu gën ñoo dimbale daal